ñu ngi leen di nuyu di leen jaajëfal yéen ñi suivre chaîne bi di Xalaat TV ñu leen di dalalaat ci seen jàngatu bés bi. ñuy jéggalu ci géej déggante bi dafa fekk ni newuñu woon ci ay disposition ngir def enregistrement yu ni mel mais ak fi réew mi toll bu laajee même que def yenn sacrifice yi da koy jar ngir leeral waaye itam joxe sa xalaat ci loo xamante ni amaana mën a doon njariñ tey nag ñetti pàcc lay doon parce que situation bi ko waral ak li ñu gëj a def vidéo. thème principal bi mooy troisième vague Covid-19 yamook jamono joo xamante ni dëkk bi kenn wérul. ñàkkul ci yéen ñu dem hôpital fekk fa situation boo xam ni même médecin yi mënatuñ ko supporter maanaam même bu ameewul Covid-19 feebar Sénégal ñu jël la rapidement en charge problème la jamono ji surtout bu amul yenn moyens yi. déjà lii mooy lu ñu waroon jéem a régler d'abord mais gis ngeen ni newul débat bi newul ci naka la ñu mën a assurer sénégalais bu ci nekk assistance médicale ba même boo amul place hôpital même boo Covidul nga mën a faju sa kër mën a jotaat sa wér-gi-yaram mais wutu ci solution nee nañ. dëkk bi benn feebar kott moo fi am muy Covid dégg nañ benn médecin mu ne même grippe amatul ku gis ni da ngaa grippe jàppal ni da ngaa Covid te gannaaw loolu lépp benn solution moo fi nekk mooy vacciné wu. loolu lépp daan ci ñëw beneen sous-thème bu ñu abordé mooy kaaw kilifa dossier bu bari rebondissement depuis quelques jours amaana bu doon keneen koo xamante ni engagé wul ci yenn yi du créer coow mais posture am ak position am tax nañu ci mel ni ñun ñu gis ni baax nañu revenir ci maanaam la lañ ci mën a jàng. ndax dañoo nekk ci réew moo xamante ni yàgg nañ ko wax dafa am camp boo xamante ni ñoom weddi wuñ ni dañoo bon ñoom nangu nañ ni dañoo bon ba bokk bon mais chaque jour ñoo ngi wut lu ñu mën a xamal ci safaan ñi nga xamante ni ñoo ngi leen di critiquer ngir lu jëmale réew mi kanam ba tax na yow en tant que opposant activiste journaliste d'investigation lan moo war a nekk sa taxawaay point boobu noonu daa ci ñëw gannaaw bu ñu revenir ci fait yi biñ ko jeexalee mooy wàllu fétichisme bi nga xam ni lu yàggul def na victime. as ndaw suñu naan Lobé Ndiaye bu benn féticheur sàkkal pexe mbir yi di ñu interpeller ci kaaw tappalekat yi nga xamante ni waxoon nañ ko suñu page ñoo gën a bon virus cim réew ñoom ñëpp la ñuy boole nag bàyyiwuñ ci kenn daañu ñëw ci seeni mbir ak ñun sénégalais yi tamit lan moo ci suñuy responsabilité ci dooleel yaafus ak yambar yi nga xamante ni koo ci jël ci ñoom xale bu ndaw la ñu war a wuti métier mais jël tappale wax lu dul dëgg fooy ay bakkanu jàmbur def ko métier en complice ak yenn médias yi. dañ koy door ak mbiru Covid-19 biir Sénégal ci semaine bi ñu génn dañoo defoon benn publication suñu page Facebook gannaaw ba ñu xoolee situation réew mi ci ñu bañ a tomber ci li nga xam ne mooy marketing de la peur ñun lii moo mës a nekk suñu position ci mbir mi. maanaam stratégie bi warul nekk tiital askan wi déjà tiitaange rek feebar la scientifiquement parlant tiit dafay néewal kàttan tiit dafay wàññi sa résistance tiit dafay wàññi sa doole. lan moo tax ñu ne Covid-19 bi tiitalaate bi du solution nañu dellu ci ginnaaw. jamonoy première vague période boobu noonu dañoo insister woon trop ci wàllum communication que ni boo amee Covid da ngay sëqat yu métti doo mën a nooyi ak yu ni mel communication bi yëpp boo xoolee ci lii lañ ko concentré woon ñëpp jël au sérieux feebar bi. mais waxuñu woon Sénégalais yi jamono jooju que am na aussi lu ñuy wooyee ay cas asymptomatiques maanaam mën nga amee Covid mais mandarga yi yëpp bañ a feeñ sa yaram bu boobaa quelques traitements ngay jël confiner sa bopp. wala ñu jël en charge ci benn bërëbu fajukaay ba nga wér ci diir bu gàtt nga tàmbali wat say activité au début lii boole wuñ ko woon ci communication bi ngir non seulement dalal xelu sénégalais yi mais aussi ëllëg bu ñu testé ab doomi aadama ne ko yow da nga amee Covid te moom gisul benn mandargaay feebar bi mu mën koo gëm defuñu ko woon dañoo nekk di insister que bu la dalee dalay def lii dalay def lële ba finalement ñu dem ba hospitaliser ay doomi aadama ne leen da ngeen a positif ñuy daw di rëcc parce que nee nañ yëguñ dara seen yaram. en plus amuñu benn ci symptôme yi ñu waxoon ni bu la virus bi duggee nii lay def ci yow ñu jàpp ni corona wuñ gars yi dañuy tappale lii communication bu matul moo ko waraloon. ak jéemoon mettre l'accent sur la peur. erreur bu ñu defoon la ci première vague Covid-19 te joué na lu bare ci li tax ñenn ñi gëmatuñu woon feebar bi. kon bu ñu yegsee fii waruñu tomber waat ci même erreur première ak deuxième vague bi muy marketing de la peur bi nga xam ni ci lañ nekkaat jamono jii moo xam ci plateau télévision yi ci rajo ak site internet yi. lan moo nekk di xew actuellement constat bi mooy bërëbu fajukaay yëpp dañoo fees loolu constat bu ñëpp def la solution yi moo nekkoon créer ay unité médicale mobile yoo xam ni doomi aadama yi da leen di fekk seeni quartier di leen taxaw bu ko jëree ñu jënd ay chapiteaux samp ko ci ay gox déployer service médical bu armée boole ci di prévenir waaye tamit di taxaw ñi nga xamante ni même bu ñu amul Covid ñoo ngi sooxaale kay jàngoro yu sew te dañoo ragale dem hôpital te dëgg la Covid baa ngi ray mais li yeneen feebar yi di jël jamono ji kenn xamul nu mu toll.
parce que amuñu ku leen taxawu te tey posé wul débat campagne bi daal mooy ku leen dégg mu dee Covid moo ko rey ku leen dégg ni dafa feebar corona moo ko jàpp campagne bi yëpp lii la ba noppi nag ne leen rek mooy solution bi mooy dem leen vacciné wu te ñoom xam nañ ni vaccin yi ñuy wax vacciné wul xaajaatu sénégalais yi yow say vaccin matul da ngay wër di ñaan ñu lay may nga bëgg a jël vaccin def ko sa priorité combat ne bu dul vaccin solution du am te am na ay solution mooy taxaw nit ñi ci seen wàllum wér-gu-yaram parce que koppar yaa ngi fi ci biiru vaccin yooyu nag bu ngeen seetloo depuis ba campagne bi démarré waxaatuñ ci li tax mooy bëgguñ tombe ci li ñuy woowe dictature intellectuelle maanaam ñun lii la ñu gëm mooy vacciné wuñu ba noppi nag dëkk ci suba ngoon di utiliser suñu chaîne di ko jéem a forcer ay doomi aadama comme ni ko ñenn ci pro vaccin yi di def actuellement maanaam képp ku vacciné wul wala gëmoo vaccin yi ñu yàkkal lu nekk ñun dañuy wax li ñuy wax ba noppi sukkandiku ci ay recherche ak ay boromi xam-xam def ci vidéo jàll ci beneen mbir après nag ku nekk libre nga pour def li dal sa xel moo tax ñi ñuy wax naa ñu ñëwaat ci mbiru vaccin yi mënuñ ci waxaat lu ñu waxul woon vidéo baa ngi disponible ba tey ci chaîne bi mi ngi durer 32 minutes bokk na ci vidéo yi ñu gën a sonn parce que da ngay wax ay boromi xam-xam di la déglu rawatina ci wàllum santé looy wax dafay wóor li ñu waxoon mooy virus bi ba tey gars yi maîtriser guñ ko ndax dafay def li ñu woy mutation maanaam di soppi xar kanam ñu waxoon leen ni même bu ñu créé vaccin daañu doxal tuuti yeneen variant ñëwaat yoo xamante ni vaccin bi du ko reconnaître moo ñu dal tey ak variant delta bi am nañu jëloon seeni dose mais delta bi ñëw tëral leen parce que ba ñuy créé vaccin mënuñu woon xam ni dina am beneen variant bu tudd delta te bu ñu demee ba ci kanam dina amaat yeneen variant yu bokkut ak delta yoo xamante ni vaccin du leen mënal dara lii mooy la réalité. léegi comme que dem nañ ba gis ni li ñu doon jibal moo am maanaam jël vaccin terewul nga amee corona terewul ngay wàlle ñu ne non vaccin bi day tax doo amee cas grave pourtant moment bi may wax ak yéen ay médecins fii Sénégal ñoo lay xamal ni am na ñu jëloon seeni vaccin mais ñoo ngi actuellement Sowétas diggante dund ak dee am na ñu jëloon seeni vaccin teewul diggante bi positif nañ ba ñàkk seen bakkan duñu wax ni nag vaccin moo leen rey déedéet ndax dañoo nekk ci réew moo xamante ni wax jee bari rek mais duñu produire ay données yu fiable di wax dëgg askan wi man maa ngi xaar ñu wax ñu depuis ba vaccin yi duggee Sénégal ñaata doomi aadama ñoo ci bénéficié wu ñaata la ci assuré aar ñaata ñoo ci jëlee effet secondaire ak ñaata ñoo ko jël gannaaw gi ñu ñàkk seen bakkan yeneen réew ñu ngi koy def ba ci Union européenne bii moo xam Pfizer Moderna AstraZeneca Johnson & Johnson bu ci nekk daañ la wax bañ ko tàmbali léegi yan effet secondaire ak ñaata décès la réalisé mois de mai bi ñu génn rek bi ñuy gëstu ay rapport di xool fi vaccin yi toll ak résultats yi agence européenne bi nga xam ni mooy caytu bépp garab bu ñuy utiliser biir Europe moo fësal benn rapport moo nekk nii ngeen di seen ñu ne gannaaw ba ñu tàmbalee utiliser vaccin yi ci doomi aadama yi ko jël 10 570 fukki junneeg juróomi téeméer ak juróom-ñaar fukki doomi aadama ñàkk nañ ci seen bakkan gannaaw bu ñu jëlee vaccin 405 259 ñeenti téeméeri junneeg lu teg amee nañ ay effets secondaires maanaam vaccin yi am na ay njeexital yu mu am seen yaram fii Sénégal moom non seulement defuñu benn rapport vaccination bi amul suivi parce que dëkku amateur la ñu nekk produiruñ benn rapport bu sérieux bu amee nañ ko fësal sénégalais yëpp xam ko ba noppi nag ñu ne bu kenn laaj bu kenn wax lu bokkul ak ñoom li ñu bëggul dégg te ñen ñoo lay wax loolu mooy ñoo xam ni duñu wax dëgg bërki démb professeur Seydi dafa def benn sortie ne oxygène dafa manqué te effectivement loolu mooy dëgg Abdoulaye Diouf Sarr moom itam def ab génn daal di koy weddi le lendemain la ñu dégg ni Diamniadio juróom benn doomi aadama ñoo ñàkk seen bakkan ci benn guddi parce que dañoo amoon problème oxygène donc ñu ne man ma wóolu ci gestion Covid bii ñoo xam ne bu leen information arrangé wul donte dafay gaañ sénégalais yi dañ koy nëbb di ko ndëppal pour wan sénégalais yi que ni ñoo ngi liggéey te dara liggéeyuñ ko dañuy tàppale li ñu duufalee seeni poche moo leen fi bàyyi li ambaam mooy ku ci nekk yaa mën a aar sa bopp virus bi lu am la doy caaxaan surtout variant delta bi ñuy coow jëla say matukaay moo xam geste barrière takk masque fexe am hygiène de vie bu baax a baax boo yégee jagadi nga dem consulter wu même bu dee ni métti na jamono jii mais daf la koy jaral ndax wér-gu-yaram amul njëkk. gannaaw mbir moomu dañuy ñëw ci kaaw kilifa comme niñ ko jibalee ci njëlbeen yaakaar naa jarul sax ñu revenir ci vidéo yi yéen ñëpp yéen a ko seetaanandoo ab xaritam bu ko filmer pour wan sénégalais que ni waa ji dafay trafiquer visa parce que filmer bi aussi lii moo ne woon objectif bi bu ngeen seetloo ñaari yoon sax lañ ko filmer moom kilifa mooy première vidéo bii mais fii boo amee analyse critique
mën nga posé wu la question ndax xaalis biñ ko jox visa lam déet mais dafa amaat beneen vidéo bu ñëw après moo nekk bii ngeen di seen boo xam ni mbir yi moo gën a leer. kon y avait un plan bien défini pour filmer waa ji ngir wan sénégalais que ni kii nii ngeen gis muy dal ci kaw nguur gi suba ngoon guddeeg bëccëg mook ñi nekk ci gouvernement bi ñooy am objectif bi lii dong la. te ñun personnellement lu ñu respecté kilifa ci combat yi mi mëne ci constance bi mu am par rapport ak yenn combat yi dañoo jàpp ni boo nekkee ci yenn posture yi lu ci bare bari da nga koy moytu. ñenn ñi daañu ne genre lijjanti visa yi yàgg na Sénégal d'accord mais ñu ci mel ni kilifa bokkuñu ak ñeneen ñi dafa am lu ñuy incarner dafa am lu ñuy tenir comme discours muy jub-jubal xeex corruption moo xam ci forme bu mu mënti doon kon lépp loo xamante ni dafa laaleek yu ni mel waruñ ko sax fekkee ba ciy laale. leneen loo xam ni itam kilifa waroon na ci épargne ñi nga xamante ni ñoo ko bëgg boole ci di ko safoo mooy li mu xamoon ni mbiru lijjanti visa am na ci mbir mi ba noppi maanaam xamoon na ko mais ci sortie bi mujjee def mu jox beneen version ñi nga xamante ni depuis le début ñoo ko doon défendre. ñun gis nañ ñoo xamante ni des personnes de bonne foi yoo xam ni ba tey mënatuñu wax depuis ba deuxième vidéo bi génnee kon mënoon na assumer dès le début wax mbir yi nu mu demee amaana kon duñu egg si fii yëpp ba ñenn ñi di ci jëlee kersa. li yokk tax nag ñu traité sujet bi mooy gën a ñaaxaat ñi nga xamante ni engagé wu nañ ci combat citoyen laaluñu thème bi pour satisfaire beneen camp bi nga xamante ni ñoom weddiwuñ ñi dañoo bon ba bokk bon mais chaque jour ñoo ngi dox ci naka la ñu mën a wone Sénégalais ki ñoom dong bonuñ. fan yi gis nañ waa APR ak waa Rewmi Benno Bokk Yaakaar en général di jubile ak kaaw kilifa bi def ko arme de guerre ñoo xam ne bu ñuy wax wàllum juñ njaaj ak sàcc dañoo war di làqatu dallu kilifa moo leen gën. ndax ñoom milliards askan wi la ñuy sàcc di tong-tong réew mi nee nañ tey ñooy jubilé maanaam ñoom mbon la ñuy xëccoo ñu leen di xamal ni intervention bii ñu ci def yéen taxu leen ñu ñàkk jom ngeen yéen waa Benno Bokk Yaakaar ak seeni boy yi ngeen di yónni ci réseaux sociaux yi ñu leen di woy répondeur automatique. li ñuy wax mooy ñi nga xam ni dañoo engagé wu ci combat citoyen moo xam mouvement parti opposant société civile ba ci ñun ñii di wax ak yéen ni ñu bëgg suñuy njiit mel ñun ñoo ci war a jiitu d'abord ay nit dong lañ nag. dañuy juum di tooñ di bàkkaar ci luñ tayul mais am na yoo xam ni mën nañ ci tënk suñu bopp benn mooy yenn teg di lii yoo xam ne légalul surtout nag yenn fréquentation yi ndax dëkk bi dafa bëri ay faux type nit mi ngi lay siiñ di la reetaan di la fréquenter mais paaka bi lay rendi ëllëg moo koy daas boo jëlee kaaw kilifa ki ko def lii pour weerlu ko ànd nañ lépp ñaar fukki at donc li la ciy mën a génnee mooy moytu mais aussi lépp loo xamante ni yaa ngi koy def te bëggoo ñu fekk la ci wala filmer la ci bàyyi ko boo ko defee rek mucc na la gouvernement fexeel na yónni ay doomi aadama ngir ñu dugg say 18 mais tant que newoo ci lu yoon di aaye boo tëddee nelawal doo sax ragal ko partager say audio wala sa waxtaan ndax ci discussion yooyu noonu jàmm ak salaam dogg nga ciy wax. liñ koy daaneele nag mooy mbiru féticheur yi nga xamante ni barki Demba Ndiaye def na benn victime muy as ndaw bu ñuy woowee Lopé Ndiaye. ab samba boy bu naan Amidou Sidibé moo ko rey ci ay conditions yu ñaaw a ñaaw ñu ciy profité di ko jaal njabootam muy mbir yoo xamante ni itam dafay laaj benn taxaw seetlu benn bi mooy sénégalais yi xam ni ñii di wooye seeni bopp ay féticheur nee naa leen duñ ko rek yamale ci Amidou Sidibé bi moom mi nga xam ni bu ñu newoon ci dëkk mu yoon dañ koy rey mais dañuy généraliser mbir yi moo xam moom ay kukaandeek ñii ñëpp ay tappalekat lañ yoo xamante ni ay yaafuus yoo xam ni seen première qualité mooy wax lu dul dëgg. mënuluñ seen bopp dara bay mënal keneen ku ciy génn télé wala site internet wala chaîne YouTube da ngay fay pour ñu jàllale say mbir dañuy collaborer ak yenn faux journalistes yi ak animateurs yi pour ñu leen di inviter ci ay plateau télévision ngir sénégalais yi mën leen a gëm ay tappalekat internationaux lañ yoo xamante ni dañ leen war a interdire ñuy wax ci média parce que ay personnes yu bon lañ cim réew wala télévision bu leen di promouvoir ñu teg lay daan waaye tamit ñun sénégalais yi ñu war a xoolaat suñu bopp. te xam ne lu ñuy jëmale kanam wala di ñu aar wala du ñu teggil def du ci escroc yi lay bàyyeekoo fii yàlla kese moo fi nekk te ku ne ci ñun am na diine boo bokk en tout cas 99% population Sénégal yépp ku ci newul musulman chrétien nga te diine boo ci jël am na ay ñaan yu gàtt yoo xamante nii moo xam situation boo mënti nekk mën na la fànqal ay mbir kon bu ñu delloo ci li ñu moom rek duñu sonn liggéey jaamu yàlla sàkku ñaani wuy jur lii boo ko làmboo yow sax mën ngaa ñaanal féticheurs yi ngir yàlla génne leen ci caaxaan yi ñu nekk ndax ñun Sénégal nag am nañ benn réputation boo xam ni war nañ ci waslu àq mooy léegi même boo demee ci sous-région bi dañ naan njabar dafay dox mbirum seet dafay dox yalwaan maanaam ñaan dafay dox
ba tax na léegi ñeneen ñoo jógee ci yeneen réew di woowee seen bopp ay kàngam te tous xamuñu ko ci diir bu gàtt ñu liggéey fi alal ju baree bari lépp cay tàppale. kon ñun tamit ay responsable lañ ci mbir yi bu doon ni ku jóg di def say comédie takk say morso yu xonk takk say petaaw def sa fond de teint pose ay lentilles mel ni kuy simb gaynde ñu ne la fa ñukk ne yàq mu na xari duñ la sax xoromal truand yi yépp daañu abal dem wuti liggéey ni seeni morom te may ñu jàmm. kon nañu am d'abord fula ci suñu bopp ndax xeex yenn yi ci ñun lay tàmbalee. yàlla na yàlla aar Sénégal gën ñoo sàmm musal ñu ngi leen di gërëm di leen jaajëfal di leen di daje incha allah beneen yoon ci beneen jàngat jaa ngeen jëf.